mbokk téléspectateur yu ITV di leen daal jàmm seen émission kenn askan wi ñu am mbégte dellu si ñu am mbégte aussi di dalal tey ji nga xamante ni moom moo di altine fukki fan ak ñaar ci weeru juillet atum 2021 professeur Tandakha Ndiaye Dièye nekk immunologue et vaccinologue naka noonu mu nekk expert consultant ci OMS Organisation mondiale de la santé professeur Tandakha Ndiaye Dièye moom mooy chef du service laboratoire bu CNTS Centre national de transfusion sanguine professeur Tandakha Ndiaye Dièye amaat tamit beneen ndombo tàgg macha allah nekk membre de l'observatoire ci Covid 19 professeur maa lay dara jàmm ci plateau kenn askan wi fii si ITV. dama lay fay di kontaan lool ci invitation bi ndax du benn yoon laa fi ñëw. def naa ba Covid bi commencé ba léegi maa ngi fi jaar lu bare. di daal di jéem a leeral askan wi. li xew ci mbirum Covid. waaw wax leen daal ak seen ay questions ma jéem ci répondre. mu nekk lu am solo alors professeur gis nañ troisième vague bi mën nañu wax ni ñu ngi si ndax coow li moom mooy temps yi moom vraiment cas yi moom takkar naa seen trop ndax soo xoolee rek semaine bi passé rek presque Sénégal lu mu am si ay cas jéggi na dayoo chaque jour tey ji am nañ 300 et quelques cas. Samedi amoon nañ 500 et quelques mbir mi chaque jour di gën a doy waar alors situation wu Covid-19 ak troisième vague bi nan nga koy jàngatee. jërëjëf waaye mais question boobu am solo la ndax xam nga boo xoolee mbirum virus. si virus bi sax wax nañ ko ci njëlbeen. doxinam moom mooy ay vague lay ñëwee. waaw bu ñëwee benn dana mën a ñaar ba ñett waaye li ci mën a am. li nga mën a fexe yow ba nga xamante ni da ngay wàññi vague yooyu du mën a yeew wala bu ñëw dafay yéex. mooy mesure barrière yi loolu moo tax ma nga xamante ni dafay xaw di yéex di ñëw ci dëkk yu bare waaw loolu nag mooy li jàngat bu njëkk bi mooy vraiment mesure yooyu mooy port de masque distanciation ak daal maanaam di takk masque ak sàmm daal koom-koom bi war nga wàññi ko loolu daal mooy bi nga xamante moo jiitu mais bi ci topp it beneen mesure bu am solo boo xamante ni dina mën a wàññi lool mbirum vague yi ndax àdduna bi yëpp xam nañ ko léegi. mooy ñàkku bi. waaw moo tax nag ñëpp daal ci jóg nag daal dem wuti ji ko en même temps. moo tax nag mu jafe am fi mu nekk nii. mais justement alors mbirum ñàkk bi nekk na li nga xamante ni ñu ngi koy waxtaanee ndax man su ma joxee sama bopp rek exemple tey jii nii si fukki fan ak ñaar juillet laa waroon jël sama deuxième dose AstraZeneca mais amul dafa manqué. waaw loolu yéen bettu leen yow nga xamante ne sa xam-xam dafa màcc ci wàllum vaccination. bettu ma ndax ba ñuy doog a wax mbirum ñàkk bi xam nga ñëpp dañoon laam-laame ndax ñàkk bi baax na wala baaxul. ñu dem ba ci bii naan am na effet secondaire coow li loolu. waaye boobu fekk na ñàkk yi bañ koy génnee ba homologué ko ci kuréel yu mag yi nga xamante mu ngi mën a dégg mooy OMS. ak FDA États-Unis wala EMA Europe ak yeneen kuréel yu mag yi. bi ñu ko validé en urgence. dañu xamoon njëriñ bi ci nekk. waaw ba ñu tàmbalee ba ñu dem ba ci biir vaccination maasu bare dañu xam nag ni léegi nag vaccination bi rek ba mu téye fi mu ne Covid bi ba nga xamante ni yeggul ci ñoom ci yenn vague yu bare yi. mais lan moo tax Sénégal bi mu manqué. waaw mais xam nga ñoom ñoo ko defar. ñoom ñoo ko defar ba nga xamante dañ naan laam-laamee ba xam baax na baaxul ñoom ba ñu xamante ni baax na dañ ko téye. dañ ko téye waaw dañ ko pour seen askan parce que bala ñu koy jox ñeneen ñu sédd ba pare seen bopp loolu moo fi nekk ñun amuñu vaccin ñun defaruñu dañuy jéegaane rek dem commandé bu ñu commandé bi yàgg état sénégalais commandé na ay vaccin yàgg na mais jot ki moom moo jafe léegi boo seetee ba ci biir sax liy firnde loolu sax mooy daf ci am ay dëkk yu mag yoo xamante ni ñoom dañoo commandé seen vaccin yëpp seen dose yëpp commandé première deuxième troisième dose sax booree am dañ commandé sax ba commandé lu ëpp benn ñaar bi aussi dafa am ñoo xamante ni ba industrie yi defar vaccin bi bañ koo xamante ni ña nga ko nekk première phase wala deuxième phase xamante ni vaccin bi sax baaxagul sax am na dëkk yu bari xam dañoo commandé ba pare kon xam yàgg na am na ñoo xam dañoo commandé avant ñu xam sax ni vaccin dana baax wala du baax. ñu def seen commande voilà xam nga ñooñu am na ñoo xamante ne dañu ko fagaru bu yàgg nag loolu moo andi tension bi. tension bi nag dañu xam ni li ñëpp bëgg. lu baax mais am ko dafay jafe. te dëkk yi am néew yi doole yi mais pour ñu am ko dafa jafe moo waral Afrique léegi parce que boo xoolee sax ci ma yeggal foofu rek. boo xoolee ni actuellement ci àdduna bi. 3 milliards de doses de vaccin la ñu defagum la ñu ñàkkagum nit ñi Afrique 60 millions rek la 60 millions pour Afrique rek waaw loolu lu néew la waaw loolu mooy firnde mbir mi
moo tax am dëkk africain yoo xam ne sax commencé gu ñax. alors gis nañ Sénégal am na benn accord bu mu xaatim ngir amal usine de fabrication vaccin mbir mi nar a commencé atum 2022 gis nañ même vendredi Institut Pasteur amoon na si waxtaan ak ñi yëngu ci wàllu mbir gu yaram naka noonu ak ministre bi nga xamante ne moom amee wàllum comme di Amadou Hott ministre de l'économie du plan et de la coopération alors loolu lu muy tekki mooy ñun dañuy am suñ souveraineté di mën a defar suñu vaccin su ko defee duñu amati jafe-jafe comme tey situation bi nga xamante ni am nañ ko. waaw loolu moom. bokk na si def ci bokk boo xoolee ci àdduna bi yëpp dañ ni léegi kat bu defar vaccin bu nekk sa kër dëkk wala daal ay groupe dëkk boole defar vaccin moom moo gën. surtout loolu moo daal Afrique ak yeneen dëkk yu bare ba nga xamante ni léegi ñëpp dañu nekk position boo xamante mais loolu dëgg loolu baax la. mais li ci ëpp solo aussi mooy collaboration internationale. ndax xam nga loolu mënuñu ko def ñun seul. donc xam nga loolu boo gisee nag ñu def ci cérémonie boobu yëpp dem seeti ji nga xam ñoo koy defar. jox la ak ñoom dafa am ay clause yu ñu am ak ñoom. ak team Europe bi fa nekkoon tamit ak team Europe voilà mais ñooñu ñëwuñu pour doxee neen. ñooñu aussi dañu ñëw aussi pour waxtaan mais lëkkaloo ñu xam ku nekk lan nga war a def ci mbir mi ku nekk am mais gis sa bopp. mais loolu nag lañu waroon loolu ba ñu ko war a tàmbali dafa yàgg. dafa yàgg mais comme ñu ko doog a tàmbali léegi lu baax la. ndax virus bi daañu ci ñëwaat ci kanam tuuti xam naa. mi ñu yoon boppam nag léegi. mi ñu yoon boppam alors 300,000 doses at bu nekk. ñu fas yéene ko defar li nga xamante ni moom moo di keroog loolu la ñu moo tukkee si bokk na si lu tukkee si ndaje bi. loolu tamit chiffre boobu baax na wala dafa war a gën a mën a yokk. wala c'est bon 300,000 loolu kañ baax na loolu moom bu ñu ko amoon moom. waaw ba léegi kañ ñun dootuñu wax si dara. ndax xam nga loolu c'est quelque chose boo xam de dynamique loolu boo ci boolee liy jógee ci yeneen dëkk yi. ci yeneen dose nga boole ci ak yow li ngay am noonu mais kooku di nga mën a couvrir en besoin li nga am nga soxla yëpp. alors lii tamit dafay tekki que ni Covid bi jógee gu fi. waaw yow nag question bu am solo. oui xam nga lu tax. parce que coronavirus bi daf lay xam nga jàngoro boo xamante ni xam nga immunité mooy. loo xamante ni daf lay aar yow. dafa am ñaari façon dafa am feebar yoo xam ne dañuy jox une immunité stérilisante. mooy maanaam ñoom dañuy couper transmission bi. dafa am ñoo xamante ni bu la dalee pare transmission bi coupé wu. wala ñu ñàkk boo xamante ni dafay couper transmission bi. waaw xam nga loolu mooy ëpp solo. mooy wàllante bi dafay jeex. waaye bii du ko def bii xam nga muy def dafay def une immunité protectrice boo xamante ni contre les formes graves contre la maladie bii bu ñu ñàkkee immunité bi ñu lay jox da lay protéger contre la maladie. mooy maanaam contre la maladie. waaw mooy maanaam contre les formes de la maladie mooy maanaam moom du empêcher transmission bi. loolu mooy problème mooy coronavirus bi. mooy coronavirus waaw bu ñu la vaccin bu ñu la ñàkkee fi mu nekk nii. du couper contamination bi complètement da koy wàññi. waaye dana la protéger bu baax a baax contre les maladies contre les formes graves. loolu moo tax sax boo xoolee fi mu nekk nii sax coow laa ñu commencé bëgg a bare. bien sûr parce que lu tax mu commencé bëgg a bare nit ñaa ngi naan man kat ñàkk woon naa. mais am naa contamination. waaw. c'est normal mën na nekk. nga ñàkk ba pare. nga am virus bi. bi. waaye day fekk na yow am nga soldat yoo xamante ni takku boo xamante ni mën nañu ko téye ba nga xamante ni doo am feebar bu grave. moo tax boo seetloo nga xamante ni dañoo ñàkkoon ba pare ñu ci bare de même bu ñu amaatee virus bi mu romb leen daf leen tisandi wala bu amee it ay manifestation yi daañu ko mën a traité. comme gën a gaaw mën a ci génn. professeur Tandakha Ndiaye ma fàttali moom mooy suñu gan si émission Kenu Askan Wi mu nekk immunologue naka noonu vaccinologue. expert consultant ci OMS di organisation mondiale de la santé alors professeur loolu aussi dafay tekki que ni soo ñàkkuwee mën nga bañ a bokk ci cas grave yi. loolu nag mooy réponse bi yow joxe nga ko fi mu nekk nii ndax gis nga li ñu wax nii ci li dëkk bi fan yi ci fan yu néew yi démb rek ak bëkki démb li ñu seetlu ci àdduna bi mooy par exemple boo amee virus delta bi daan ci ñëwaat ndax virus boobu dafa ñu commencé jaaxal. bien sûr mu nekk variant préoccupant. nu ñu ko tuddee ci jargon scientifique bi mais li ci nekk mooy lan mooy bu fekkee dafa ñëw ci yow bu fekkee da nga ñàkk woon li mu lay protéger pour nga contamination bi pour que virus bi mën a mucc yow dafay wàññeeku dafay nekk loo xamante ni daal dana wàññeeku ba 6 fois moins maanaam day gën a néew ci protection bi
mais protection mooy nombre de mooy mën a xeex ko ba nga xam ne du multiplier du ful boppam ci seeram du augmenter seeram xam nga donc yow doo ko mën a transmettre bu gaaw xam nga loolu dafa wàññiku ci virus delta bi bu fekkee dañoo ñàkk. waaye bu fekkente ni yow dañ la ñàkk nombre de cas graves yi dafay wàññiku du c'est-à-dire que virus delta bi li mu ci changé ak yeneen virus yi bu njëkk ba amul différence bare. kon na nga xam ne ñàkk bi am na njëriñ bu fekkee ñàkk bi fekkente ni yow virus bu njëkk ba ak virus bi ñëw léegi bu fekkente ni bu leen ñàkk yow dafay da lay gàllankoor ba doo ci faatu mais loolu moo am solo. te loolu nag malgré le fait que virus delta bi dafay wàññi dafay tax ba contamination bi gën a gaaw. côté boobu moom wàññi ci dara. ñu aar ba léegi ci forme grave. alors gis nañ li nga xamante ne moom moo di delta bi variant delta bi njiitu réew mi sax président Macky Sall temps yële artu woon na. experts tamit ak spécialistes yi ñu si mel ni yow tamit ñoom ñu ngi artu ci delta alors delta nan lay manifesté woo. waaw delta moom gis nañ jaaxal na leen. waaw bu fekkee ni manifestation clinique la. oui cliniquement. du am différence bu bëri yeneen yi. waaye xam nga dafa am ñaari affaire yoo xamante ni yu mën a war a sóoraale la. muy lan benn bi mooy ni muy duggee sa yaram dafa nekk 60 fois plus contaminant que yeneen yi. 60. waaw mooy maanaam daal xaw ma nu gis ci wolof. xanaa loolu moo tax cas yi fan yii mu bëri. moo tax cas yi bëri parce que moom 334 cas moom kañ bu rombee rek dugg na. waaw moom contamination dafa gaaw lool moo gën a gaaw nag contamination yeneen yi. loolu moo tax sax ñu tuddee ko un virus préoccupant. waaw un variant préoccupant parce que am na yenn variant yu am. yoo xamante ni préoccupul kenn. mais delta moom. delta waaw delta ndax xam nga lu tax. parce que virus bi day wut nu mu fexe ba rëcc sa yaram loolu ñuy wax échappement day xool nu mu mën a rëccee donc boobu xam nga dafa gaaw bu gaawee doo ko gaaw noot. benn mooy mais ñaareel bi aussi dafa muus aussi fexe na ba nga xamante ni yow doomu jàngoro yow soldat yam yi ngay defar bu koy téye bi dafay xaw a néew. xam nga dafay 6 fois moins de virus d'anticorps neutralisant donc neutralisation bi nu mu daan demee xarañtewam day wàññiku 6 fois wala 4 fois mu wàññiku. kon nga xamante ni la nga amoon ci virus bu njëkk ba di ko noot facilement mootuloo ko ci bii loolu moo waral contamination bi daal gaaw loolu moo tax wàllante bi dafa gaaw. parce que loolu moo tax aussi muy des sa yaram tuuti. même bu fekkee da nga ñàkk woon ci ñàkk bu njëkk bi nga xamante ni boobu ñàkk boobu c'est dirigé contre virus bu njëkk ba la woon. ñàkk bi njëkk a jot. dañ ko diriger contre virus bu njëkk ba nekk ñëw moo bu jógee Wuhan. oui c'était pas dirigé contre variant yi am nii. donc variant bi mu ñëwee léegi nag mais variant bi mais dañoo seetlu. ni variant bi ni ñàkk bi mais dafa wàññeeku lool. dafa wàññeeku ci mën ko noot. dafa wàññeeku mën ko noot mais kooku rek dafay firnde ni contamination yi dafay gaaw. dafay gaaw waaye comme ni ma wax sànq rek am na benn pàcc boo xamante ni bu am solo mooy ñetteel bi. mooy mu gaaw noonu transmission bi teewul ñàkku bi ba léegi am na benn njëriñ bu am doole. ñàkku bi mooy cas grave yi. ak nombre d'hospitalisation yi. ba léegi fa mu nekkoon fa la nekk daf ko wàññi ak doole moo tax ñàkku bi am na solo lool. mais alors ñàkku bi am na solo lool tamit daan si ñëw léegi mais delta bi suñ ko gisee ak tamit fan yi ñu ngi wax que ni am na si ñoo xamante ni ñu ngi am. corona duñu sàqat du kii affaire bi dafay jàpp seen pulmonaire bi alors bi nan la tëddee exactement lan moo si am delta bi ñi nga xamante ni cas yu mujj yi nga xamante ni am nañ ko ñoom seen bos lan moo ko wutee ak ñi nga xamante ni njëkkoon nañ am coronavirus. waaw moom laa la wax man la xam nga di nga am nit ki am ko ba pare. oui virus bi ñëwaat ci moom. xam nga loolu nga bëgg a wax def naa ne. non dama bëgg a wax c'est-à-dire am na si ñoo xamante ni démb wala tey wala bërki démb am nañ corona. mais ñoom seen cas ak par rapport ak ñi nga xamante ni amoon nañ corona bokkul. waaw non différence bi du bare noonu trop. du bari non différence bi bare noonu trop. différence bi li ñu gën a gis li ñu gën a nemmeeku fu mu nekk nii. moo di mooy gaawaay bi. gaawaay bi am na ñoo xamante mën nañu bañ a sàqat ba pare am corona. waaw mooy gaawaayu contamination ak gaawaayu virus bi ful boppam. beneen bi aussi mooy dañu nemmeeku ni comme dafa gaaw kon ñi mu jàpp dañu gën a bare. moo tax mu dem ci jeunes yi. oui loolu moo tax mu daal di bare ci jeunes yi waaw parce que dafa gaaw léegi 60 fois plus rapide mais kooku ku mu romb rek day yóbbaale mais noonu moo tax li nag ñu daal di dem mais boo xoolee sax loolu la mais sur le plan symptomatologique en tout cas moi je parle sous le contrôle de mes
collègues cliniciens mais sur ce plan là vraiment amul différence bu rëy boo xamante ni dañ ko ci nemmeeku. amu si waaw même sax boo xoolee sax ba ci cas grave dafay mel ni rek day méngóog bu njëkk bi fi nekkoon. mais li ko gën a wàññi rek mooy ñàkk bi. moo tax ba nga wàññi ba nga xam ne cas grave yi dañu wàññi ko moo tax ñi ñàkkoo ñoo ëpp fuuf chance ñi nga xamante ni ñàkkuwuñ. ñi ñàkku bokkuñu sax. waaw moo tax souvent ñuy wax nit ñi ñu dem ñàkku benn dose yi baax na wax dëgg yàlla. waaye tollanti ko. en tout cas moom deuxième dose bi moom am na solo lool. deuxième dose bi moom AstraZeneca waroon na mën a yem de su ko defee man tey mu mën a ñàkk. waaw mais dëgg mais tey jii moom laa waroon def. mais xam naa ni nguur gi ak kuréel yi que nànk koom-koom bi ci Sénégal. ñu ngi dox ay jéego yu mag pour fexe ba nga xamante ni daañu mën jot deuxième dose AstraZeneca boobu na mu gën a gaaw. ñu mën a ñàkk suñu askan. mais quand même professeur su weesoo AstraZeneca yenn vaccin yi lu ñu fi manqué mais conservation bi est-ce que lépp yemoon na ba jamono ji. waaw mais xam nga loolu tamit beneen question la beneen débat la. waaw ko beneen débat la mais xam nga. est-ce que réellement. xam nga ñàkku bi seen conservation. xam nga barewul. oui xam nga lu barewul ñëpp soxla ko. fooy conserver bala nga ko gën a sax jeex na. kon da nga wax ni mbir amul problème conservation amul benn problème conservation ak gaaw na de. fi mu ne ñëpp ngi wuti affaire bi. yow ci nga bokk yow mii. oui man instant waaw vraiment ci nga bokk. mais am nañu yaakaar wax dëgg yàlla am nañu yaakaar. ni ci fan yu néew yi. am na ay vaccin yu ñu war a jot yu takku. yoo xamante ni ci plan COVAX ak yoo xamante ni également Union africaine. ak yéen ñu xamante ni ay yéen dëkk yu ñuy jàppale. très bien am nañ ci yaakaar. alors professeur ñu ñëw ci ay cas pratique. ki nga xamante ni dafa waroon ñàkku benn AstraZeneca wala Sinopharm par exemple. tey jii mu waroon ñàkku mbir mi yembul kooku ba kañ la war a mën a ñàkku. ndax AstraZeneca par exemple 3 mois nañ wax Sinopharm ñun doon wax 15 jours mais léegi ñu ngi wax 3 semaines. waaw mais ko ñàkku tey ñàkku woo. ba kañ nga mën a ñàkku. waaw xam nga yow question am na solo parce que. xam nga ñàkku dafa am ay diir yoo war a def. dañu naan nag boo ñàkkoo da nga war a toog 4 semaines. wala nga toog 2 mois wala 3 mois. kaw AstraZeneca bi. 12 semaines pour mën ko ñàkkuwaat mais xam nga loolu ñi ko defar dañ ko xayma. xam nga ñi ko defar yëpp dañ ko testé. dañoo testé plusieurs personnes plusieurs groupes. ñu ñàkk leen ñu xaar après xool deuxième dose bi ñu def ko 4 semaines. troisième dose bu waree am ñu def ko temps am ñu dem ba def troisième dose ak yëpp. bien sûr waaw yëpp testé nañ ko ba ñu xool laa ñu bu ñu defee ñaari doses yi xëy na dañ am réponse bu gën ñu dem sax ba xayma sax ñenn ñi sax ni dose bi par exemple AstraZeneca dañ ñoom dose yi boo ko defee 2 mois 8 semaines à 12 semaines. ci ngay am lu ëpp loolu. te sax ñooñu sax tàmbali woon nañ ko. ñooñu defoon nañu ay 1 mois mais ñu dem seet loolu mais dama bëgg expliquer ne li gën dose yu njëkk yi. première deuxième dose warul soriantoo noonu trop li ci gën. 1 mois la waaw moo ci gën mais am na ñoo xam dañ ko essayer xool ni ba 3 mois dana baax. kon nag ba 3 mois dana baax mais mën na am non loolu dama la bëgg xam nga yooyu ay moyenne la. ba 3 mois dana baax mais dañ ko continuer wul di ko xayma mais connaissance yi ma xam ci sama xam-xam bu gàtt ci ma mën a wax ni mooy ba 4 mois du wàññi dara. ba 4 mois di nga mën a am encore ba léegi. kon espérons que peut-être fii rek même réponse muy mat 4 mois mbir mi dina même réponse bi mais ak ñeneen ñi nga xamante ni situation bi nañ nekk. voilà mais am na si ñoo xamante ni sax même keroog nañu waroon ñàkku mais ba léegi. waaw loolu dëgg la mais xam nga li ma wax nii rek mooy bu ni ñu koy xaymawee rek la. boo ko waree xayma ñaari affaire la. c'est-à-dire que da ngay xayma sur le plan immunologique mooy sur le plan de la réponse immunitaire mooy. ñu ko waxee mooy est-ce que anticorps yi neutralisé mooy maanaam soldat bi. am nga ci lu am doole yu takku. mooy bi njëkk. noonu ko njëkk a seet mais benn bi am solo moom mooy surtout ba xam naa la protéger yow. xam nga protection moom sax na bu fekkee daf lay protéger contre les maladies seet nañu bu fekkee def nga benn ñàkku rek benn dose rek par exemple benn dose AstraZeneca rek dana la protéger de 80% contre les formes graves. 80%. mais kooku am na solo. mais teewul ba pare mais ñàkku mais nga jël sa ay matukaay. exact waaye te nga jël sa ay matukaay donc mais li gën daal mooy ñu jot suñu ay vaccin ñu jot si dose yi defal ñëpp comme ni mu waree waaye nag. nit ñi nañu xam ni ñàkku moo ci li ëpp solo. ñàkku bi moom.
bu leen ko laam-laamee ak dara. c'est vrai ndax man gis naa ñi nga xamante ni si commencement bi mbir mi sawaruñ si woon soo leen waxee waxu ñàkku ñun la loolu duñ ko def. mais gis nañ cas yi nu mu gën a doy waar nit ñi si boppam am na si ñoo xamante ni ñu ngi volontaire di jël seen ay responsabilités di dem ñàkku loolu day wane ni vraiment ñàkku bi moom. ku ko deful rek sa situation daal mën na tax suuf. waaw loolu am na solo xam nga la moo tax. parce que ñàkku bi. li ma wax sànq daf lay protéger contre les formes graves. mais benn bi aussi ñàkk bi aussi boo ko defee aussi y a moins de contamination mooy yow pour nit bu contaminé yow yaa gën a am chance ñu bañ a contaminer que nga xamante ni ñàkkul woon. loolu am na solo mais ñàkk bi aussi beneen bi am solo mooy yow aussi doo am stress bu doy. doo am stress bu doy. waaw xam sa stress sax wàññikut parce que da nga xam ni yow am na nag comme loo àndal am lu mu tuut loo xamante ni mit yow loo xamante ni mi ngi lay aar. lu mu néew maanaam sa xel day dalal ni dafay dal mais beneen bi nag ñeenteel bi am solo. mooy dafay permettre ñu atteindre immunité collective. immunité collective mooy daañu dem nga xamante ni bu ñu ñàkkoon 70% maanaam ci téeméer bu nekk. ci population bi juróom-ñaar fukk yi da nga koy la nga ñàkk day permettre nga xamante ni population bi doon amati kenn ku wàllu keneen. mais le problème aussi mooy lu ñu nemmeeku mooy Sénégal jamono ji 582 725 personnes ñoom waaw néew na lool. néew na trop ah. néew na waaye boo ko xoolee. atteindre suñu objectif sore na lool. sore na trop. oui. sore na trop moo tax nag wax dëgg yàlla ñëpp jaaxle ba léegi. parce que ñu xam ni am nañ jumtuwaay bu takk boo xamante ni dañ ci mënagul jot mais ci firnde rek ni dañu war a gën a gaaw. xam nga ndax xam nga lu tax boo xoolee xam nga ñeenti variant yu am doole ñoo fi nekk. variant alpha. variant bêta gamma ak delta moo jigéen mais variant yooyu yëpp bu nekk bi dafa génn en Angleterre en septembre bii génn pratiquement Afrique du Sud en octobre bii génn Brésil en octobre benn également génn en Inde également le 5 octobre. Sénégal moom janvier le variant yi le variant yi commencé mais boo xoolee ni mu doxalee ci ñeent dëkk yooyu boo xoolee ci moment ba variant bi génn boobu fekk na contamination bi dafa jégg dayoo. kenn mënu ko téye mooy contamination bi bu baree noonu trop nga xamante ni mënu ko contrôler ci la variant bi génn. variant lan la mooy virus dafay jéem a multiplier boppam daal di juum dafay erreur naka mu gën a bàyyi multiplier boppam rek mu gën def erreur ay variant ñëw. moo tax ñu xaw tiit pour Afrique fu mu nekk. waaw am na solo ma fàttali si mbokk téléspectateurs yi ñu ngi dalal professeur Tandakha Ndiaye Dièye nekk responsable de la plateforme immunologue ca IRSF naka noonu mu nekk immunologue et vaccinologue expert consultant ca OMS professeur Tandakha Ndiaye Dièye moom mooy chef du service de laboratoire bu CNTS du Centre national de transfusion sanguine alors professeur xam nga dafa am ay comme ni ma ko waxee sànq ay questions pratiques ay cas pratiques loolu foog ñu taxaw si li nga xamante ni askan bi ku si nekk yaa ngi koy poser question ki nga xamante ni dafa ñàkk woon Sinopharm wala AstraZeneca toog ba sàgg beneen bi amul bii am est-ce que dañ recommandé nañ ko mu ñàkku première dose par exemple Sinopharm deuxième dose mu bëgg ñàkku AstraZeneca wala loolu kenn déglewu ko. waaw loolu damay xaw a parce que xam nga lu tax loolu ndax loolu mooy schéma vaccinal. schéma vaccinal xam nga schéma bi bu waree a nekk. day fekk na dañ ko saytu ba pare. dafa fekk nañ ko essayé li nga may laaj nii xam nga li am yëpp ci mbirum ñàkku yi dañ ko def essai vaccinal ba pare. ñu essayé ko xool yi am yëpp. mais bi nga xamante ni schéma bi nga xamante ni moom leer na sam bopp mooy diggante AstraZeneca ak Pfizer. wala diggante Moderna ak AstraZeneca Moderna ak Pfizer ndax loolu la moo tax ñooñu yee vaccin ARN la bii vaccin vecteur la mooy vaccin AstraZeneca bi lan moo waral loolu moo tax ñu xaw nuroo dañoo xaw nuroo lu tax parce que ñoom ñaar ñëpp protéine bi mooy protéine bi ñu naan protéine spike mooy bu nga xamante ni moom lay duggee ci sa biir épithélial ñoom protéine boobu rek moo leen intéressé woon ci vaccin bi ñoom loolu moo leen intéressé donc ñoom ñaar ñëpp seen vaccin yëpp loolu mooy seen cible moo ci nekk donc ñoom ñaar même bu ñu nuróowul plateforme ñoom ñaar mën ñu interchangeable moo tax boo gisee France sax dëkku France comme ñun France mooy suñu des fois suñu référence ñoom bi ñu demee ba AstraZeneca am coow ñoom dañu def benn vaccin bu ñu defee dañu njëkk a vacciné AstraZeneca bi def deuxième dose
Pfizer. gis naa aussi ñu commencé def première dose Pfizer def deuxième dose AstraZeneca mais dama bëgg suñu la bu ñu jëlee benn bii teg ci beneen bi ba nga xam ne bokkul réponse bi moo ëpp sax bu fekkente ni même vaccin bi nga jël. ah bon waaw loolu moo ci nekk. kon loolu kenn aayoo. loolu non pour ñaari yooyu laa wax. pour ñaari yooyu waaw mais nag pour Sinopharm bi nga laaj nag. mooy deuxième question bi. pour Sinopharm ak yeneen yi. man mii de wax dëgg yàlla amaguma gisuguma ci firnde. amoo certitude amaguma firnde bu ci leer. très bien mais boo xoolee schéma vaccinal. ñun bi ñu daan def ñun li ñuy xam li ñu daan déggal fi ba dama jël exemple polio rek. polio dañuy toog ba mu yàgg ñun la léegi polio. boo defee première dose nga def polio oral. deuxième dose nga def polio oral troisième dose nga def polio injectable nga polio inactivé. ñoom ñaar bokkuñu. bokkuñu de mais ñoom ñaar ñëpp polio la ñuy xeex. mais boo ko defee troisième dose dana am encore résultat encore bu baax encore bu mën a tollante bu njëkk ba. kon bu ma xalaatee ci schéma yi am rek kon nga xamante ne loolu war na ma nekk. loolu war na mën a nekk bu fekkente ne lu mbirum immunologie rek la. réponse immunitaire rek loolu mën na nekk. war nga mën a jël mën nga jël vaccin Sinopharm tollanti ko ak benn vaccin am une très bonne. mais jamono ji est-ce que Sénégal loolu permettre nañ ko. waaw ñun xalaat yéen a ngi si yéen a ngi si waxtaan waaw ñu ngi ci waxtaan ñu ngi ci waxtaan ci suñu biir nii. di xool hypothèse yi mën a am yëpp. di xool schéma yi mën a am yëpp mais le moment venu daan ci waxtaanaat. ci ak askan wi pour xool bi nga xamante ni moom moo gën ci ñun ak documents yoo xamante ni yu takku waaw. alors professeur Tandakha Ndiaye gis nañ bàyyeeku bi moom. Dakar naa na si dëkk bi foo dem rek nit ñi ba léegi ñu def rassemblement foo dem muy place publique yeeg xew yeeg lépp nit ñi daal macha allah ñu ngi dajaloo ba tey mu nekk lu doy waar am na ñoo xamante ni dajaloo duñ takk masque loolu yëpp ak fête bi ñu jëm muy feetu tabaski voyage tamit naka noonu ak tamit retrouvailles yeeg yooyu au sein des familles. alors bu diglee ngay jox askan bi ndax xam naa ni moom jamono ji moom. autorité yi moom lu leen gënoon sax mooy nit ñi xaw a peut-être wàññi rassemble ñu ngi koy wax sax wàññi rassemblement mais xam naa ni comme njiitu réew mi fan yi mun doon def tournée économique am xam naa loolu yëpp ñoom ñu ngi koy saytu xool lan moo gën ci askan bi su ko defee ñoom ñu jël ay mesures alors ñu ngi jëm ci tabaski professeur Tandakha Ndiaye Dièye alors askan bi ban taxawaay la war a am. taxaw bi moom mooy d'abord rassemblement dina am ci fu ñuy jëlee oto yi. mooy fagaru bi. oui dafa am solo. ndax tey jii le virus bi da nekk suñu biir. que bu njëkk ba. tey jii waaw. pourquoi ndax bi fi nekk léegi. dañoo gaaw a wàllante. c'est vrai ah ndax fan yi kenn du dégg ay 20 cas. ay waaw mais loolu moo fi nekk 300 et quelques. mais loolu moo fi nekk nag. ndax Sénégal génnul ci àdduna bi ñun ci àdduna bi lañ bokk. boo gisee yeneen dëkk yi dama lay jox exemple rek Israël. ñoo njëkk a vacciné. dem ba nga xamante ne am nañu couverture vaccinale bu kawe presque am nañu immunité collective. mais gis nga bi ñu toogee ci fan yi dañu xool ni mais vaccination bi 40% des nouveaux cas yëpp variant delta la. bu boobu mooy kaw bi. delta waaw mais moo tax ñoom ba léegi moom nit ñi dañu sonn. dañu bàyyoon masque yi waaye dañu diglewaat jël masque yi léegi nag ci service bi donc xam nga war nañu mën a ñun am surtout suñu fiti aussi bu ñu demee ba toll ci benn niveau bi aussi ñu exiger yenn affaires yi. du wàññiwul dara. boo jëlee ay décisions mais décision yoo xamante ni dana mën a toujours renforcer cette sécurité là nga xamante ni c'est la prévention. dissuasion la rek c'est-à-dire que nit ñi il faut que ñu leen nga bëgg dugg benn béréb ñu ne non béréb bi mënoo fa dugg te attanoo sa masque. xam nga yooyu il faut que yooyu ñu delluwaat ci. mais le problème aussi moom mooy cas yi ñu ngi yokku bu baax a baax professeur mais teewul nit ñi moom dafa am na si ñoo xamante ne dañuy koy waxee corona sax ñoom ñu ngi doxi. waaw moom laa wax loolu paradoxe la. moom laa wax dama ni mooy paradoxe bi moom mooy nga xamante ni xam nga dem na ba wàcc. xam nga aussi ñun aussi ñu dañoo nekk aussi àdduna bi da ngay dégg li xaw ci dëkk tubaab yi. yeneen dëkk yi ñooñu xaw a allégé seen affaire mais ñooñu dañoo ñàkk lu bëri. ñooñu ñëpp koo ci laal mi ngi à plus de 50%. ñun rek ñu ñoo néew nekk ay 2%, 3, 4%, ak 5 ak 6%. ñu ñoo nekk moom foofu Afrique am ñoo xam sax commencé guñu ñàkk. kon ñu ñoo am problème suñu la donc ñun li ñu mën def fi mu nekk nii comme dañoo néew doole nañu delluwaat ci basique yi. basique mooy lan ñu raxas suñu loxo. régulièrement takk masque yi booy waxante ni nga taxaw ne léegi fu sore. ngeen sotti xew yi foog ñu wàññi ko. xew yi waaw su mënul nekk su vraiment su fekkee loo xamante ni mën na ñàkk. mu ñàkk ko. mu ñàkk waaw ñu bañ ko def. mais alors ci wàllum vaccination est-ce que jamono jii yéen a ngi xalaat bu baax ay stratégie muy jëm ci wàllum communication
su ko defee nit ñi vraiment son structure yi mën a ñàkk bu baax. est-ce que loolu yéen a ngi siy bàyyi xel. est-ce que mbir mi xawul yéex ndax kaay ñu ngi yokku mais campagne de vaccination bi pour man dafa war a gën a takkarnaase. waaw dafa gën a takkarnaase mais xam nga campagne de vaccination bi dafa am lu mu war a lu mu war a àndal. mooy nga am ay ñàkk yu doy. ba pare ñàkk yu doy. xam nga loolu aussi ñu ngi ñi taxaw. comme wax na waaw. waaye mais man wax nga dëgg ba léegi am na ñoo xam ne ba léegi dañ cee gëmul dañ ko gëmul lu bari mais am na ñu bari ñoo xamante aussi commencé nañ ci tiit léegi. bi ñu gisee cas yu commencé gën a bari. ñoom ñu dem ñàkku waaw ñu bari am na man ñu bari ñu woo nañ ma ni ma ñun dañu bëgg a ñàkku. parce que fi mu nekk nii man leen non. luy jot na parce que wax nañu ko bu yàgg mais xam nga ñun dañuy xaar souvent. dañoo xaar souvent di xool est-ce que baax na wala baaxul. wala mais xam nga boo déggee sax yenn dëkk yu mag yi sax léegi ñoom laam-laameetu sax affaire effet secondaire xam nga lu ñuy wax ñoom seen problème. mooy variant bi nañu mën a am ñàkk pour téye ko. ñoom mooy seen problème fu mu toll nii foofu lañ toll. ñoom avancé nañ ñoom dañ avancé ci côté boobu déedéet ñoom newatuñu foofu ñoom fi ñu toll léegi moom mooy nañu fexe ba jot ci ñàkk yi ñoom téye ko xam nga lu tax parce que xam nga wax de comme wax virus bi dafa muus moom dafay fexe ba nga xamante ni dafay gën a néew doole ce système immunitaire ba mën a toog moo tax léegi nag boo demee ci dëkk yu bari léegi nag ñu ngi xaar 3e dose de vaccin boo xoolee léegi par exemple Pfizer neen leen ñun ñetteelu dose bi moom la ñu xalaat léegi waa AstraZeneca même chose en Inde nga xamante ni affaire xamante ni épidémie dafa am doole ñoom ñu ngi xalaat 3e dose te ñun amaguñu première dose xam nga moom laa la bëgg su fekkee c'est-à-dire que fi mu ne dafa toll fa nga xamante lii nag mooy monde bi mooy doxalee noonu virus bi dañ fa war a virus bi njëkkante la loolu moo tax sax d'ailleurs pays yu mag yi dañu war a jàppale ñun. waaw c'est vrai ndax ñoom parce que seen taxawaay. ñu bëri ñu ngi koy naqar. waaw loolu moo waaw parce que bu ñu jàppalewul ñun bu ñu jàppalewul mais bis bi gën a am doole fii te bu fi ak gën a am doole day ñëwaat ci ñoom. xam nga boo ko bàyyee mu dem rek dañ ay variants. mais ñoom qu'est-ce qu'il y a dafa am lu leen doy moo tax. waaw mais xam nga nit aussi mooy doxal noonu rek. moom bu gisee loo xamante ni baax na ci moom rek da koo njëkk a jël pour moom ba pare. ba pare daal di xool nag leen ni mu mën def mais loolu mooy mais su fekkente ni dès le départ wax nañu vraiment ñu jox ñëpp ñu bu séddoo ci mais pour wax rek li ma wax rek ne virus bi dafa doy waar. mooy xam nga boo jëlee dama joxe un exemple bu simple rek. en Barcelone ici en Espagne ñoom ñu ngi seen 5e vague mais boo xoolee seen 5e vague boobu. dalul plus de 50 ans yi lu bare. plus de 50 ans ñoom am nañ ay cas yu ndaw rek. mais ci suuf nag. la gën a sonal seen lan moo tax. lu tax waaw lan moo tax. xam nga plus de 50 ans yi lu ñu def. dañ leen ñàkk ñoom. dañ leen ñàkk. kon jeunes yi dañu war a ñàkk waaw kon nag nga xam ni mooy loolu moom mooy firndeel loo njëriñu ñàkku bi ci. Contamination premièrement mais également sur la suite de forme grave. Aujourd'hui boo demee pratiquement ci Europe France par exemple léegi wala États-Unis ñu ngi ñàkk ba 12 ans. ba 12 ans waaw ba 12 ans. waaw c'est vrai ndax soo xoolee même Sénégal léegi xale yi ndaw yi sax même coronavirus mu leen di jàpp. mais ñëpp la jàpp pratiquement boo xoolee pratiquement Israël seen contamination yu mujj yi démb lu mujj ci xool démb 50% des contaminations ce sont des enfants. 50% ay xale lañu. waaw kon nga war a xamante ni mbir mi parce que bu demee fële ñu noot ko fële sa yaram yow man ñàkku naa yow ñàkku nga. bu ñëwee ci ñun mais dafay mujj sonn de dama sonn mais danaan waa ji kat am na doole xam nga mu daa tourné dem ci gën a ndaw noonu lay doxalee nag. moo tax il faut que ñu am ñàkk yu doy. mooy li wax sànq am na solo. bu fekkente ni commencé produire 300,000 doses. par an mais ça c'est une bonne chose. xam nga monde bi def lu bare ñu ñàkk doo ñëpp bi daal jeex. gis nga bu ñu ñàkk àdduna bi ñëpp. virus bi du amati ay jumtuwaay yu bare. am na solo ñun daañu mën doxal suñu àdduna comme ni ñu waxee. et puis nag ànd ak moom. kon sénégalais yi da nga leen di ñaax que ni effet secondaire yi nga xamante ni moo am si ñàkk bi mënu si ñàkk mais dañu war a dem ñàkku ji. dañu war a dem ñàkku ji loolu rek yow wax nga li ma ko résumé yëpp effet secondaire du ñàkk ci vaccination. du si ñàkk. waaye foog nga ñàkku ak xaw la jàpp tuuti métti. dégguloo fi fenn fu ñuy nettali di wàññi nit ñi ñàkku faatu ñàkku. li nga dégg yu nettali bi su nekk mooy Covid bi ñëw na faat na diw. wala nga dégg. te le problème aussi wala beneen situation bu ñu seetlu mooy cas grave yi ñu ngi yokku réanimation yi aussi. maladie yi ñu ngi fa mais ba kañ est-ce que duñ dem ba situation. waaw dañoo ñàkk yàlla mu dem ba ëpp ñu loolu. ñun dañoo ñàkkul lu bare. résultat bi loolu lay wax bu ñàkkoon lu bare
bu ñu demoon tey ji ba 20 30 40% kon di nga gis situation bi dana changer lu bare waaw. professeur ñu may signaler que ni simili yi malheureusement jeex na sa dernier mot amoon nañ sax yeneen laaj mais malheureusement temps bi jeex na sa dernier mot professeur Tandakha Ndiaye Dièye. waaw man daal li ma ci mën a wax daal mooy vraiment ñaxu dafay protéger contre l'émergence de vagues. vagues yi ñëw ñaxu moo koy téye c'est comme xam nga vague. boo demee ci ñi dem géej bi su ne. oui vague bi fay ñëw dafay am doole oui. waaye ñax bi moo koy téye dafa mel ni benn balise la xam nga comme baliser ko rek. bu ñëwee daal dem ak sedd. noonu la ñax bi def ci coronavirus bi kon nag ñun nañ ko xam. buñ nga xamee rek xam ni dañu dalal kon nag vraiment ma lay gërëm la sant ndax yow moom yéen seen liggéey rafet na. merci beaucoup da ngeen man saa yi ma woowee dinaa ñëw. merci yow tamit parce que dinaa ne li ngeen liggéey parce que yéen lañ soxla. il faut communauté bi il faut ñu waxtaan ak ñoom. li wax sànq mu am na solo effet secondaire du ñàkk. waaye ñu bañ virus bi ñëw faat nit. ñun moom dañuy daw bis bu nekk. très bien te loolu ñàkku bi. moom moo koy def. mooy tax ma nga xamante ne faatu yi dama oui ak soo seetloo rek temps yi décès yi bëri na léegi ñu ngi toll si 1196 personnes yi nga xamante ne ñàkk nañ seen bakkan. dem rek amoon na ñaar ñu si ñàkk seen bakkan mbir mi chaque jour muy gën a takkarnaase professeur Tandakha Ndiaye Dièye man lay gërëm baax di la sant. waaw man tamit di gërëm la sant et puis di sargal aussi sama mbokk yi liggéey yëpp ci mbirum coronavirus bi. ministère ak Moussa Seydi bi nga xamante ni kii dañ ko sargal dem tamit ci corridor yi ndax loolu vraiment ñun suñu ndam la ñun tamit. vraiment di sargal ñëpp professeur Mboup ak équipe IRSF. am na solo justement sax professeur Tandakha Ndiaye Dièye yow yaay responsable plateforme immunologue bu IRSF nga nekk tamit immunologue vaccinologue expert consultant ci OMS di organisation mondiale de la santé mu lay gërëm bu baax di la sant naka noonu tamit yow yaay chef du service des laboratoires du CNTS du Centre national de transfusion sanguine di la gërëm baax ci sa disponibilité encore une fois mbokk spectateurs yi yéen tamit amul seen fay ñu leen di gërëm baax di leen sant Ramatoulaye Sall Diop moo nekkoon si réalisation bi ki nga xamante ni moom moo di Torodo nekkoon ci son bi Pape Mafal Fall ak Angèle ñoo nekkoon ci caméra yi mbokk téléspectateurs yi ba suba incha allah ñeenti waxtu.